mbokku téléspectateur yu télévision WAF TV ñoo ngi am mbégte di leen dalal ci seen émission bi nga xamante ni dañ ciy waxtaanee lépp lu soxal wàllum politique tey nag ñu am mbégte di dalal ki nga xamante ne moom moo di commissaire Cheikhna Keita moom ñu xam ko ci ay position am ci wàllum politique ba tax na nag ñu fas yéene waxtaanee ñaari sujet yoo xamante ne dafa soxal lii di actualité lenn li moom moo di nomination yi nga xamante ne njiitum réew mi def na ko fan yi ñu génn ci conseil des ministres bu ci mel ni bi nga xamante ne moom moo di bu Moussa Sy mi nga xamante ne moo nekk meerum Parcelles loolu jur ay coow ak ay frustration yu bëri ca doigt nopp fi nga xamante ne moom moo di APR beneen bi it di beneen nomination beneen bi it nekk lu soxal wàllum ki nga xam ne moom moo di Bougazelli mi nga xamante ne fan yi ñu génn lañ ko bàyyi may ko ab liberté provisoire ginnaaw bi nga xamante ni dañoo njort ni dafa yor li nga xam ni moom moo di ay faux billets ba tax na nag askan wi du xuntu taxaw rek ne boobule bàyyi nga xamante ne bàyyi nañ ko Bougazelli loolu dafa tey xel ñuy am mbégte di dalal comme nu ma leen ko junjee léegi ki nga xamante ne moom moo di commissaire Cheikhna Keita commissaire ñu ngi lay nuyu di la dalal ci sunu plateau. maa ngi leen di fay di leen remercier ci invitation bi di nuyu téléspectateurs yi di ñaan yàlla lépp leen fi taataan mu jëriñ leen. alors commissaire coow li bëri na depuis bi nga xamante ne le président de la république nommé na ki nga xam ne moom moo di Moussa Sy mais xam ne moo di maire Parcelles ca moom léegi ñu def ko PCA loolu it commencé jur coow lu bëri commissaire yow ban analyse nga ciy def. waaw xam nga contexte bi ñu nekk di contexte su pandémie Covid 2019 bi prétexte la pour que. su gouvernement posé benn acte bu mel noonu que nit ñi génn ñoom tamit ci contexte Covid bi ànd ak moom dem waxi seen xalaat ci loolu ñii d'accord ñii di critiquer en général nag ñiy critiquer ñoom lu ñuy gën a dégg parce que ñoom ñooy wax ni lii d'accorduñ ci lii normalul lii baaxul mais yorum réew mbiru bis bu nekk la et bu ñuy seet tey ci beneen domaine état bi mën na intervenir du poser benn problème mais ci bii domaine parce que am na lu ñu ci reproché rek dafay poser problème pourquoi parce que nit ñi xalaat nañ ni ay avantages ala ay faveurs yi nga xam ni kii moo ko jot kële waroon na ko jot kii jot na ko kële waru ko jot moi je crois que lépp ci doxalinu réew la jëm d'ailleurs dafay dem ak cette nécessité delloowaat Sénégalais yi ci ñu dund normalement mooy ñu delluwaat ci doxal réew mi pour que réew mi bañ fi jóge suux réew mi bañ fi jóge ñu nekk rek gëmm quelque part ni du ñu def dara parce que Covid bi occasion wu wane suñu njàmbaar la occasion mais du warul nekk prétexte pour que lépp lu ñu war a def rek ci gouvernance particulière ou d'une manière générale ñu bàyyi ko man loolu laa gis ci problème mu nomination bi en attendant nga préciser sa question. mais commissaire boo gisee coow li lu ko gën a indi parce que ki nga xamante ni moom moo di Moussa Sy moom ci wàllu boppam moom moo taxawoon di xas transhumants yi moom ci wàllum boppam moom moo waxoon ni que ni transhumants yi dafa am loo xamante ne moo leen tax a jóg moo di intérêt personnel soit dañ leen nommé ministre wala ñu nommé la PCA wala ñu nommé la directeur looloo tax gars yi loolu ngay waxanteeg Macky Sall ci douane palais moom moo ko waxoon ci vidéo ba gars yi def ko vaar. mais loolu du dara ci politique dafay nekk rek événement nii ñu toogee nii di ci wax est-ce que parce que Moussa Sy dafa waxoon nii politiciens yi transhumants yi ay intérêt parce que loolu doy na ko motif que bis bu ko président buggee nommé dara wala gis ni war na ko nommé ci dara wala soxla ko ci benn poste loolu nekk prétexte justificatif bi nga xam ne du nekk. est-ce que noonu la àddina di doxee. mais est-ce que du gars yi jàpp ñu tamit am wàllum pàccoo la boo xamante ne moom moo nekk fii ci réew mi président ku mu bëgg a jox ci nàq gi rek dañ la ciy jox. déedéet du pàccoo parce que pàccoo dafa yomb pàccoo mooy nga teg affaire bi fii rek di séddale loo gis ci acte yu ñu posé rek dafa am lu ko motiver ci politique la ñu nekk président soxla na Moussa Sy ci fi mu ko yóbbu mais soxla na ko ci tabbu li nga xam ni moom mooy. armature politique bi nga xam ne moo koy wër tey ak suba donc da nga naan Moussa Sy fan la nekk Parcelles Assainies Dakar la nekk léegi ci camp présidentiel te kenn waxul dara parce que effectivement fi mu ne woon ànd ak Khalifa Sall di jóg ak di daanu di tëb ak di dal jóge na fa
su fa jógee nag di soox ba ñu nommé ko ci dara président ci boppam moom mooy natt ni kii acteur politique la am na gannaaw am na mbooloo am na fu ñu ko gisee am na fu ñu ko xamee soxla naa ko ci lii il faut que ñu analyser noonu ku ci nekk nag ci bii gën biti loolu da ngay gis sa gisunu bopp en fonction sa relation ak président sa relation ak pouvoir bi sa relation ak Moussa Sy sa relation personnelle yow ci biir pouvoir bi wala ci biti pouvoir bi ak say intérêt personnel loolu en général mooy wax loolu nit ñi et c'est tout à fait normal. mais bonne frustration la mën a créer en général. ci parti surtout ñi nga xam ne moom moo di les militants de première heure comme ni ñu koy faral di waxee te nga xamante ne ñoom it amaguñu benn nomination. mais loolu mooy esprit wu pàccoo bi parce que su fekkee yow. li nga buggu ñu defal la ka ci ngay àtte li ñeneen ñiy def li ñuy def ak ñeneen ñi mais fan la comment dire encore bët di teqali ko wànnent c'est pas possible les militants de première heure kooku benn notion la bu particulière bi nga xam ni à la limite bari na lu yàqu loolu moo ko yàq parce que effectivement loolu mooy berceau bi nga xam ni en fait fa la pàccoo bi ngeen di wax nekk ku nekk militant de première heure ku ko tuddee sa bopp rek ba noppi di jàmbat rek ça veut dire que yow li nga waroon jotoo ko soo ko jotoon doo wax dara ak lu mënti xew da ngay défendre président su nommé Moussa Sy ak bu namul keneen comme yow jot nga doo wax dara il faut que nit ñi arrêté comprendre ni réew mi ñëpp mënuñoo jot ci dara am na ñi nga xam ne ñu ngi fii politique depuis 100 ans jotuñu ci dara ñu ngi ci réew mi depuis 100 ans jotuñu ci dara ñu ngi ci administration depuis 100 ans kenn nommé wu leen ci dara mais nag ku am li nga xam ne xalaat nga ni war nga ko jàmbat ko mais nag jàmbat taxut nga am dëgg. jàmbat rek tax nga am dëgg naan dañuy pàccoo ak politique de partage ak ceci cela lépp lu nit def ay sénégalais yu bari ñu ngi fii président nommé wu leen c'est parce que ci schéma yi mu taxaw Moussa Sy mii la gis ni war na ko teg fële pourquoi parce que su ko fa tegee ba pare loolu dina jur lii dina jur lii. loolu la ñuy raisonner politique mais doo jël rek daal di sanctionner condamner rek daal di taxaw. man gisuma d'accord ma ci loolu. terewuma nag kenn jàmbat terewuma kenn am lu ko naqati ci dara terewuma kenn am point de vue bu bokkul ak sama bos. parce que man sama bos laa mën a défendre mais su ma d'accordul ci li ngay def dama naan la d'accorduma ci lii man de gisuma tey président nommé Moussa Sy PCA seulement benn jàmbat moo ci mën a am neexuñu parce que transhumant la moom. neexuñu parce que ñëw na sédd nañ ko. noonu lañ koy waxee pourquoi parce que yow mii di wax ak séddu dong moo la tax a taxaw. léegi ñu dem ci beneen sujet bi nga xamante ne sujet d'actualité la moom it aussi mu nekk wàllum faux billets temps yi mu commencé di lëmbe réew mi waaye dafa am koo xamante ne kooku dafa yor ndombal tànk bu am doole ci réew mi di député di Bougazelli ba pare ñu gis ni que ni jàppoon nañ ko motul sax 6 mois ñu may ko liberté provisoire loolu mu tey xelu askan wu bari yow mi nga xamante ne ancien commissaire nga woon te da nga doon yëngu ci wàllum drogue ak yi ni mel nekkoon ci ku ci am daraja tey ji nit jàpp nañ ko ci faux billet ñu jékki-jékki bàyyi ko. waaw man damay avouer que ni bi ma nee takk ñu wax libération wu Bougazelli tikke naa parce que lu ma tikkeloo mooy dama newul woon ci xaar loolu fii ñu toll tikke naa mais nit rek laa quoi damay tikkee ba noppi nag daal di taxaw daal di xool ni lu xew. lu la tiital dëgg-dëgg. du ma tikkee mooy c'est que effectivement dama newul woon ci xaar ñu libéré que léegi liberté provisoire bon affaire nit la du xalaat mais réaction bu immédiate la après nag ma commencé xalaat daal di delloowaat nit ñi seen responsabilité daal ni bi ñu koy jàpp de ay gendarme ñoo ko jàpp def procès verbal yóbbu ko tribunal ñu placé ko mandat de dépôt juge d'instruction bi jot dossier bi ñuy dox ba tey décision de justice moo jóg ñu ni jox nañ ko liberté provisoire ci contexte ci conditions yi mais nag ak loolu lu mu nekk dëgg yoon taxaw ñu d'accord ni suñu juge yi li leen yoon may moom la ñu doxal ba Bougazelli mën a génn li su droit bi mayewuloon loolu du mën a nekk ça veut dire que ci seen indépendance d'appréciation dossier am ci leen ko génne dafa xajam trop ci contexte bi nga xam ni tout le temps ñu ngi wax ay milliards faux billets fii ay lii faux billets fii ay lii faux billets fii dafa xajam trop mais yoon maye naka ci ñu mën ko génne si benn modèle affaire Thione Seck jaar na fi
Thione Seck mu ngi si biti di xaar procès. di dem di dellu si. ci boo xoolee schéma boobu te réew mi tàbbiwul géej boo xoolee schéma boobu ak Bougazelli lu ndomba tànk li fort ak lu ñu ko politiser war nañu mën a d'accord ak juge yi ni seen liggéey la ñu def. leneen lu ci nit interprété nag xaw ma. commissaire xam nga tamit ñun kenn naatablewul Sénégal li nga xam ne moom moo di indépendance de la justice loolu ñun ñëpp ñu ngi koy wax ni sax lu dëggu la waaye tamit nu mu amee nii surtout moom fu mu nekk député nekk APR gars yëpp wax nañ ko moom it mu defoon benn plébiscite boo xamante ne naan président Macky Sall day am 3e mandat xeli ñaaw surtout génnin bi xeli ñaaw na trop. commissaire ku boot bukki xaj boobu la Thione Seck li mu nekk personne publique nekk artiste. moo tax phobie bi nuruwul ak benn phobie lu nekk génn na ci kii tamit li mu nekk député bokk ci camp présidentiel moo tax phobie bi xumb trop mais nanu teqale nit ki ak ay fonction am Bougazelli moom moo mën a def loolu parce que moom la Bougazelli moom moo am ci biir yaramam lu ko mën a dugal ci mu dugg ci loolu c'est pas parce que dafa nekk un membre du pouvoir du parti présidentiel waxoon fii problème mu 3e mandat wala je ne sais pas quoi que war nañu def lien wu loolu je crois que suñuy segg nañu segg problème mu liberté provisoire bi man de damay wax sama waxu bopp laa waxuma keneen bi ñu ne tak génn na tikke naa ñu naa ni ça c'est quoi mais après damay revenir à la raison ànd ak Sénégalais ñu dund génnam joxaat confiance justice bi joxaat confiance administration yi di bugg toujours su fekkee ni moom moo def yoon dal ci koom ci ni mu gën a sévère parce que loolu day yàq sunu koom-koomu réew ça n'ôte en rien nag le droit à quelqu'un d'autre jaxase su fekkee ni réew mi lu fi jot rek ñu dugal ko ci politisation yi nga xam ni bu tendancieux mooy nee nañu tamit boo bokkee yow it ci kër gi ku bokk ci gétt gi naan ci meew mi loolu la nit ñi di wax. waaw mais loolu xam nga ñun dañu war a màgg toujours tuuti c'est-à-dire il faut que ñun suñu ay approche ñu koy yëkkati parce que yooyu fajul dara dafa am ay ñun manière de régler renvoyer nit ñi ci ay proverbes yu mel noonu fajul dara ñun réew la ñu am bu réew muy Sénégal il faut pas que ñu banaliser gestion am il faut que li nga xam ni moom lañ ciy dogal moo fiy xew tous les jours ñu jël ko très au sérieux ñu xool ko settantal ko bañ ko teg ci ay wéy président nii la mel day séddalaate kii nii la mel day maye ku nekk ci côté nguur gi dañ lay jox yooyu je crois que ni defaru fi parce que déjà ñi bokk ci côté nguur gi bari nañu baree waaye bi nga xam ni kenn mënul jox ñëpp li nga xam ni man moom laa munut il faut pas que ma faje ko jiiñaate il faut pas que ma faje ko siisaate il faut pas que ma faje ko wax ju bon il faut pas que ma faje ko ñàkk respecter institution yi nga xam ni ñoom lañ fi teg nanuy respecter institution yi même bu fekkee dañu am lu nu naqadi nanu d'accord ni président bu jëlee benn décision jël na ko lii la nanu d'accord ni tamit leneen li nga xam ni du responsabilité président wala keneen du responsabilité ñu dox calmement tranquillement parce que boobu Sénégal la ñu war a tabax du Sénégal bi nga xam ni lu ñëw rek ci sa naqari ci sa métit wala sa bugg-bugg nga réglé ko ci envoyé ci benn projet rek daal di toog ñun dañu war a xam ni réew mii moom la ñu am réew mii mooy sunu alal vraiment nan respecté ay institutions nanu yëkkati sunu voix ci kaw pour que lu nekk ñu bàyyi ko fi mu nekk du tere nag jàmbat am du tere xuloo am du tere xëccoo am du tere leneen am mais toujours finalité bi nanu comprendre ni ciru Sénégal daal buy jóge suñu gémmiñ ñun ciru bu kawee la war a doon ciru institution yi ciru kawee lay doon sans faiblesse sans aucune faiblesse. merci beaucoup commissaire Cheikhna Keita émission bi am na solo dégg nañ argumentation yi vraiment kontaan nañ trop di la dalal ci sunu plateau WAF TV. jërëjëf merci maa ngi leen di remercier yéen tamit parce que lii rek la ñu am Sénégal la ñu am réew mi la ñu am à chaque fois que ñu wooñu pour wax dara ci li nga xam ne moom moo xew ci réew mi on est disponible pour le faire yàlla na suñu borom fay. jërëjëf chers téléspectateurs voilà ñu ngi leen di jox dig daje rek ci beneen plateau incha allah ak yeneen i politiciens incha allah ngir ñu waxtaanee lu soxal wàllum réew mi jaa ngeen jëf.